asalaamaaleykum mbokki internet Sen TV maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar mu am mbégte saa su ne di jàkkaarloo ak yéen duma tàmbali nag te duma leen jaajëfal ndax gis nañ seeni encouragement ak seeni xalaat yu rafet ci suñu chaîne YouTube ak suñu page web ñu góorgóorlu bu baax dinañ ci bàyyi xel. tey nag ñu ngi fii ci Grand Yoff seet si kenn ci candidat yi laajte mairie Grand Yoff balaa nag ñu introduire suñu invité damay jox kàddu gi sama confrère Mouhamed. Roqe fay naa la maa ngi lay jaajëfal daanaka man yóbbaale nga ma donc suñu mbokk sénégalais yi ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax topp bi ngeen di topp Sen TV ci internet bi ak page web bi donc ñu bàyyi la nga introduire suñu invité moom mu nekk koo xamante dañ ko seesi pour war a waxtaan ak moom. jërëjëf Mouhamed kon tungu ne du teew ñuy nataal dañuy jox kàddu gi rek suñu invité muy monsieur Kébé nekk candidat fii ci mairie Grand Yoff monsieur Kébé ñu ngi lay bàyyi kàddu gi. asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw bi ñu sant yàlla julli Seydina Muhammad sangu-sang yi di sant suñu ay waajur di sant kilifa diine yi ak kilifa aada yi di nuyu sénégalais yëpp rawatina waa Grand Yoff di leen nuyu yéen waa Sen TV info di nuyu seen bépp auditeur ak auditrice bépp fu waay mën a nekk ci àdduna bi di nuyu ñi ma àndal ñu toog sama ginnaaw ñi nga xamante ni ñoo ànd di liggéey boobu ba léegi di leen gërëm di leen sant ñëpp waa coalition Gëm sa bopp waa association Pro Famille Sociale yëpp di leen nuyu man nag Alioune Badara Kébé laa tudd je suis un ancien footballeur international natif de Grand Yoff voilà loolu laa am lu may wax président Pro Famille Sociale président Grand Yoff mbooloo les lutteurs de Grand Yoff président de l'équipe de basket de Grand Yoff, président de l'équipe de football de Grand Yoff, candidat aux prochaines élections Inch'Allah yi nga xamante ni ñu ngi koy dëgmal fii ak ñetti fan muy au jour du 23 janvier 2022 kooku mooy Alioune Badara football France Belgique Danemark Arabie Saoudite Abu Dhabi. macha allah yaakaar naa présentation bi mat na sëkk. te leer na nañu tamit. ma dégg rek ci say wax nga dugal social. ma bëgg ñu waxtaan ci tuuti lan moo tax monsieur Kébé dugg ci social lan moo la motiver nga dugg ci social. social moom mun naa ni yàlla moo koy def si yow rek ñun dañu judd fekk fi defe naa ni àdduna moom koo fi gis dañ koy dimbali man dañ ma dimbali faaw may dimbali waate boo jullee ñaan yàlla na ma yàlla may lii du mooy wàcc di la ko jox da koy jaarale si doomu aadama mu jox la ko. donc tamit boo nekkee doom ci gox yàlla def yéen ñëpp ngeen bëgg benn tàggat sunu borom sepp la say biiri moroom yóbbu la Europe jaarale si say loxo lu mu jaaralewul say loxo moroom te gënoo leen te ngeen bokkoon benn mbébét da nga war a xam ne daf la séddaleloo da nga war a représenter ndax yàlla day jël wërsëgu famille jaarale ko si benn nit noonu lay jëlee wërsëgu dëkk tamit jaarale ko ci nit sunu borom defe naa ne moo ko def si man. grâce aussi à mes parents rawatina sama yaay bi nga xamante ni moom moo ma yar lu ma doon tey gannaaw yàlla moom la donc nag social moom noonu la ma ñëwee wax dëgg yàlla daal mbiru suñu borom la voilà. gis nañ ni ci biir social bi. jóge nga ci dem defi politique. lu waral nga def politique boobu. social moo jur loolu rek tey booy dimbali ay doomu aadama cimetière yi nga koy nettoyer école yi nga réfectionné couverture maladie. réinsertion sociale ñuy def taxawaal naka sa du noonu nga xëcc dugal leen société bi bu mënd amee yaay jënd ay moto pompe yaay nekk ak nit ñi koñ yi yow yaay nettoyé yaay wut ay ndaraan prison yi yaay parrain yi lépp lu xew nit ñi sa seen xel si yow lay dem terrain yi yaay defar yaay président club bi yaay président mbër yi yaay président basketteur yi lépp macha allah ñu jiital la si loolu moo tax askan wi ni la yow la ñu bëgg nga doon suñu maire parce que li mu maire war a def yaa ngi koy def. donc kaay nga jiite ñu parce que yow tukki nga ñëw nga am nga mbébét toog nga fi dëkk nga ak ñun dawoo ñu yaa ngi nekk ak ñun boobu génn goo dëkk bi ba bi nga demee ñëwaat kon ne di nekk ak ñun kon yow ku la dénk di nga ñu mën a yóbbu feneen ci kanam loolu moo tax. kañ nga commencé def social ak maman yi nga doon def social lan nga mës a def mu marqué la. li ma mës a def mu marqué moom man social moom defe naa ni ba ma nekkee xale man samay parents dañ teel a divorcé. boobu ay ñaari at laa am dama màggee ba dëgër man xaw ma suma papa
benn jour ma laaj sama yaay ana suñu papa boobu j'avais 12 ans 13 ans mu ne sama papa mi ngi fii Dakar ma ne ko Dakar parce que bi ñu nekkee xale je m'inventais même une vie quoi sama école bi ñu laaj ana sa papa ma naan mi ngi États-Unis mi ngi fii te sama papa mi ngi fii Dakar bi ma laajee sama yaay man ma sa papa mi ngi Thiaroye foofu la dëkk mais mi ngi liggéey SAIB suuf pont Colobane ma jël oto wàcc Colobane laaj SAIB ñu won ma dem dugg ay sama papa ñun ma fee mooy bureau ma ñëw bu ma gisee moom tam mu xàmmee ma gisuma woon photom quoi ma ne ko man la Badara mu jooy jël ma yóbbu këram ma xam njabootam Thiaroye ma xamee njabootam Thiaroye ma gis moom condition yi ni nekkee foofu ak man yi ma nekk ma xam ni samay condition moo gën ñoom seeni condition dama naan bàyyi bu sama yaay liggéeyee sama yaay douane la nekk ma ñëw ma sàcc ceeb dëwlin niinal yooyu ñoo amoon def si mbuusu 100 francs takk jël samay yëre yóbbul leen du ma ko wax dara sama yaay benn jour rek sama jabaru papa bi di gërëm sama yaay quoi ne ko wax dëgg yàlla ñi ngi gis yóbbante yi Badara mi ngi ñuy jox ceeb yeeg dëwlin yi sama yaay ni ko rek noppi mu ñëw ni ma Badara kon yow sama ceeb beeg sama affaire yi da nga koy jël di ko yóbbu boobu moo xam ni ndeysaan kon loolu lu yàlla def si man la rek donc noonu moom ba pare sama yaay daf may nettali histoire am bi mu nekkee xale yor na ñun man avait 2-3 ans mu jàng am ay diplôme balaa ñu koy jël mu liggéey na jaay na ay fataay si buntu gàlle bi liggéey na benn usine nee na lem yére doon lem toute la journée donc yooyu moo tax ma am yërmande si jigéen ñi xalaat ni kii boot doom sama yaay tolloon na âge bi mais gisul woon kenn loolu yooyu yëpp moo may animé ba tax ni wax dëgg yàlla mun naa ni social moom ça a toujours été à ma personne. Macha Allah, c'est devenu quelque chose d'inné en toi. mun naa ne loo judduwaale la. Et du ñëpp a ko mën tamit. social du ñëpp a ko mën. Et je pense que li nga expliqué nii day revenir ci ñi naan politique bénévolat la. yow loolu ngay dund instant bi ndax gis nañ ne politique gu Sénégal ni muy demee. mais yow doxalee noonu. parce que yaa ngi ci social en même temps tey jii dugg nga ci langue politique bi. ndax yaa ngi nii di laajte mairie bi. mais tey boo ñëwaatee ci social bi ba tey yaa ngi wax jigéen ñi tey boo gisee jigéen bu boot doom daf lay fàttali sa yaay ñu xool sa kii parcours xool lépp nga mettre en avant les jeunes et les femmes mën naa ne looloo ko waral est-ce que mën nañu expliquer exactement lan moo gën a tax tamit nga jox bopp jeunes yi parce que xale la te ndaw liggéey lañ koy doyee fi nga amee kattan foofu lañ la soxlaa nekkul foo amatul kattan boo nekkee xale am kattan xale mën na ñun ñëpp da ngay gis xale moo mën a toog du nelaw di yendu di liggéey man damay xuus ci ndox yi man xaaju guddi laay jóg dem di seeti nit ñi di leen masaw les sinistrés de 2012 maa leen yoroon plus de 500 familles école HLM Grand Yoff di leen jox chaque jour ndekki añ reer dafa am yoo xamante ne xale moo ko mën daal xale mooy am kattan woowu te xale mën na jël avion dem tey bu subaa mu jël avion dem beneen dëkk xale ndaw daal la yàlla gën a soxla defe naa ni moo tax wax dëgg yàlla suñu waajur yi tamit dañu war a toog di ñu ñaanal seen wàllu wëy na ñun ñooy ndaw yi ñun ñoo gis lu ñu metti ñun ñoo war a defar suñu gox ñun ñoo war a defar suñu réew parce que loolu la yàlla ndaw la gën a soxla voilà loolu moo tax ma ànd ak ndaw yi loolu moo tax ma gën a privilégié ndaw yi ndax ndaw yi ñooy l'avenir de demain. daanaka dugg nañu sax ci deuxième partie bi wàllu politique. balaa ñuy ñëw ci sa programme. gis nañ ne campagne bi 21 jours la daanaka ñaari fan ñetti fan moo ci jeex. est-ce que mën nga ñu ko jàngatal violence bi bari na ci. et cetera yow en tant que candidat. loo ñu ci mën a wax. koo gaañ sa xarit ngay gaañ sa dëkkandoo ngay gaañ sa famille ngay gaañ gox bu ne ña fa dëkk wax dëgg yàlla xam nañu les réalités internes ñun Grand Yoff bii ma dëkk laa mën a wax ñun xam nañu kan mooy candidat potentiel bi ou autre. tey jii ñun rek ñooy candidat boo xamante ni wéeruwuñu ci parti politique nekkuñu woon ñoo xamante ni dañu yàgg ci politique am ay carte de membre parti ou autre ñun dañu soox ba ànd ak président Bougane parce que lu jiitu ñuy dem coalition Gëm Sa Bopp moom sama xarit la mu am ay valeur nekk nit ku def lu ñuy teg suñu bët loolu moo tax ñu ànd ak moom maintenant nag violence bi ñun am nañ ci juste rek benn jàppante ak waa Yewwi Askan Wi jàppante bu ndaw la woon bon parce que dañu taxawoon ci tali ñoom ñuy romb ñu ni oto bi nu pousse suñu benn élément jàppanteeg seeg ñoom nee nañ du ñoom côté waa Barthélémy Dias parce que seen caravane lañ def ñoom la woon
mais bon si loxo rek la gaañoon dañ ko jamoon xoti butéel après le maire de la commune Madiop wàcc ñëw jéggalu ma ñu waxtaan après finalement faj nañ booy bi et tout mais franchement Grand Yoff moom campagne bi mën nañ wax ni dans l'ensemble amul incident fi nga xamante ni wax dëgg yàlla macha allah violence bi fa lañ ko ëppoon di wax dëgg yàlla dañuy dajante ñun ak ñeneen ñi sur le terrain ku ne da ngay nuyu sa moroom rafetal après ku nekk dem suba rek moo ci des suba mooy clôture bi di ñaan yàlla mu jeex ci jàmm ak salaam élection yi tamit ñu dem ci jàmm ak salaam ki gën a sonn ci Grand Yoff mën a liggéey Grand Yoff xam lay réalité interne de Grand Yoff du vrai fils de Grand Yoff yàlla jox ko ndam ndax mu mën a dérouler ndax Grand Yoff a besoin de ça. say biir kaddu maire sortant bi yaa ngi ko cité. ñu seetaan ko fan yi ci 7TV. mu am ay témoignages yu rafet yoo xamante ne da ko wax ci yow. ci wàllu social. loolu. noo ko jàngatee ak noo ko gisee en tant que koo xamante ne nga war a jàkkaarloo ak moom. waaw dafa wax loo xamante ni mun naa ni Sénégal yëpp macha allah moom la ñuy wax mooy tey moom mooy premier magistrat wu fii ñu nekk. tey moom bu taxawee ni lépp moom mi maire lu mu war a liggéey bu yéexee Badara Kebe liggéey na ko ba pare sant yàlla la ñu koy gërëm di xam ni effectivement li mu wax dëgg la amul lenn luy xew Grand Yoff te nekkuma si mën na ni ñun am nañ bilan ba pare mën nañu ñun tey bu ñu doon maire tey suñu bilan bu ñu ko déroulé parce que santé bi poste de santé yi dama leen di équiper boo te tey jii boo ne éducation école yi dama leen di defaraat di leen jox ay bourse di leen jàppale ay fourniture di jox couverture maladie nga ni sport bi lépp luy ASC yu nekk ci commune Grand Yoff chaque année ma jàppale leen yor fi club boo xam maa ko moom moo raw si commune bi muy HLM Grand Yoff terrain de football HLM Grand Yoff bi mu yàqoo bi ma ko mujjee defar j'ai mis 7 millions mën nañu nga ni la réinsertion sociale pour la sécurité de Grand Yoff man maa jël xale yi ne nga ñu nga xam dañ doon taxawaalu wala du nekk ay bandi ma jël dugalaat leen ci société bi ak ñi nga xamante ne tey wutal nga leen liggéey donc mën naa ni ainsi de suite donc quand tu fais tout ça dans une commune tu as déjà un bilan et un programme à venir donc wax dëgg yàlla di ko si remercier di remercier ñeneen ñi nga xamante ne tey parce que lii Cheikh Bakhoum wax na ma ko ñëw na ba sama kër toog wax ma ko keneen ak keneen wax na ma ko c'est pas que lui quoi ñoom ñëpp wax nañ ko donc nangul nañ ma li ma doon donc sant yàlla la. alors ci programme bi. dafa laa bëgg ñu ñëw xuus parce que Sénégal nag tey ak lépp lu ñu mënti wax. képp kuy candidat dañuy déglu xool sa programme. faisabilité bi. nan la mën a demee. lan mooy programme monsieur Kébé. programme monsieur Kébé premièrement on commence sur l'assainissement même bu dee du compétence su maire mais tey maire pour nga am ay pexe la donc Grand Yoff a deux réalités il y a Grand Yoff des cités mooy fi ngeen nekk fii mën nga pavé tout de suite. parce que assainissement bi baax na Grand Yoff bu mag muy Grand Yoff Arafat Grand Yoff xaar yàlla et autres foofu il faut reprendre l'assainissement tuyaux yoo xamante ni il y a 20 ans 30 ans l'ancien ministre bi nga xamante ni tey mi ngi ak ñun muy Babacar Ndaw jiite suñu liste proportionnelle moo ko fi defoon ba mu ko fi defee ba léegi amul leneen lu mu fi def donc assainissement boobu foog nga reprendre ko man bi ma jógee France rek yàggul le maire du Mans qui me dit je te donne 8 millions d'euros pour t'aider si assainissement 8 millions d'euros 5 milliards la defe naa ne loolu soo ko indee si commune bi mën nga assainir mën a pavé donc assainissement bi loolu daf ñuy teggeeku après ñu attaquer l'emploi des jeunes balaa l'emploi des jeunes il faut vraiment l'éducation ndax nit ki foog mu am xam-xam pour mu war a mën a liggéey foog mu jàng métier pour mu mën a liggéey te gis nañu loolu dafa sooxe si suñu commune bi ndax ñun commune bu ñu dëkk da ngay gis ku juddu ba am 30 ans te doo am këyit kenn mësul a déclaré ku amul këyit déclaré woon la bokkoo si 17 millions de sénégalais yi parce que fii gis nga ndóol ñàkk dafa metti te nit ki bu ñàkkee day dem ba moom day perte ay valeur am il faut que ñun ñu mën a delloo doomu aadama valeur am parce que ñun bu ñu bokkee benn dëkk ñun ñuy am ñii amuñu bu yàggee ñoom ñi ñàkk dinañu song te defe naa ni loolu la ñu war a njëkk def loolu dafa war a nekk suñu taxawaay bi ñu ci war a def mooy def des écoles de formation gratuites yoo xamante ni dañuy wut ay partenaires wut ay investisseurs mën a tabax mën a réaliser loolu fexe ba les écoles publiques yi nga xamante ni ñoo ko moom ñu delloo leen seen valeur fexe ba école publique yi ñu mën ko tabax defar ko réfectionner ko école publique mën a am ay toilettes lu mel ni CMHM Grand Yoff bi boo fa demoon léegi ils m'ont interpellé toilette sax amu fa dañ ko mujj tëj dañuy génn ci biti pour utiliser toilette donc yooyu noonu dañ ko war a def delloo si petit déjeuner à l'école comme ni ko waa CM4 Urbam defee ma leen ci accompagner ñoom fondé à l'école la ñuy def ñu fexe ba mu uniforme yeeg yooyu ñu wut ci ay saafara wut ci jàpp
parce que tamit parents yi seen loxo jotu seen ginnaaw am na ñoo xamante ni 25 000 ou 30 000 yi ñu leen di laaj dafay metti si ñoom ñun ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla c'est des écoles publiques ñun ñi nga xamante ni ñooy premiers magistrats yi ñoo war a wut ay pexe avec nos partenaires pour xool nan la ñuy soulager ñi nga xamante ni ñooy suñu ay dëkkandoo c'est seen loxo jotu seen ginnaaw. soo xoolee santé bi li ma si bëgg def mooy tey boo jugoon fii léegi di dem hôpital SAMU boo nee consultation c'est 5 000 francs consultation urgence 5 000 francs la normal 2 000 te am na ñoo xam amuñu junni il faut que ñun ñu xool nu ñuy def ba jàppale soulager famille yi mooy tey war nañu mën a wut des ambulances médicalisées def ko ci poste de santé yi lu toll ni commune bu Grand Yoff lu muy rëy yëpp 600 000 habitants benn corbillard la ñu am boo xamante ni mooy yóbbu nit ñi génn àdduna yi te du daw guddi. donc war nañu mën a lépp luy poste de santé comme ni ma ko defoon poste de santé yëpp man may naa leen ay équipement valeur 130 millions la équipé poste de santé yi nekk commune bi hôpital CTO ak fii donc il faut que ñu may leen ay matériel médical ba pare médicalisé ba pare ñu am ay médecins man je suis pas d'accord que hôpital SAMU quand j'entends mon frère le maire sortant qui dit que ni am nañu plateau d'opération ou quoi hôpital SAMU ba pare ñu ni amuñu médecin dañ koy louer ça franchement erreur bu rëy la loolu ñun mënuñu am plateau médical ba pare ñu ni ñun dañ ko bàyyi foofu pour ku bëgg louer ñu louer la ko te à Grand Yoff il y a combien de médecins. sa biir programme boobu Grand Yoff am na problème sécurité. est-ce que jël nga ko en compte. oui la sécurité ñun dañuy def sécurité communale parce que tey Grand Yoff tey dafa rëy dañuy créer une deuxième commissariat au niveau des cités parce que cités yi rek la ëpp na 100 000 habitants léegi parce que Grand Yoff dafa màgg dafa rëy cités yi rek 22 la 22 cités il y a plus de 100 000 habitants ci cités yi dañuy créer une deuxième commissariat ci cités yi digne de ce nom. parce que commissariat day am espace wax dëgg yàlla suñu poste de police bii ñu amoon dañ ko yokk ci kaw rek def ko benn niveau rek ni commissariat non commissariat day am espace commissariat ay oto dañ ciy xaj commissariat day yaatu commissariat wax dëgg yàlla xam ngeen yeneen commissariat yi ngeen gis yëpp amul boo demoon Parcelles léegi xam nga ne nuróowul ak bu Grand Yoff parce que à Grand Yoff il y a pas d'espace donc la sécurité ñun la mairie dañuy créer sécurité communale boo xamante ni ñoo koy defal suñu bopp en collaboration avec la police ba pare def des caméras de surveillance yoo xamante ni ba pare éclairage public bi ñu mën ko yokk def ay 10 000 éclairage bi dafa war a bare ba pare dafa war a toll ci solaire 21e siècle foofu la ñu toll foofu la ñu jëm def ay caméras de surveillance éclairage ba pare créer sécurité communale créer des niches de checkpoint ci axes yi nga xamante ni xam nañ ni day nekk délimitation quartier bi ak quartier bi ñu wax ñun xam nañu yan quartier ñoo gën a insécure ak yooyu donc defe naa ni loolu buñ ko defee ba pare wutal suñu ndaw yi liggéey parce que ku amul xëy amoo loo def toogaan bi dafa bare taxawaalu bi bare day tax xale yi def naka sa dul noonu voilà. ba tey ci programme bi concernant espace vert yi ak espace d'épanouissement yi lan moo ci sa programme. espace vert bi déjà dañuy désencombrer ah donc tey soo xoolee occupation anarchie bi loolu ngay njëkk def ba pare yooyu da ngay waxtaan ak population bi waxtaan ak jaaykat yi waxtaan ak tey boo xoolee marché yab sa jëkkër bi nekk ci gannaaw police Grand Yoff rek da ngay gis marché bi tey ñoom ña fa occupé noonu ci mbedd la ñuy jaay mais ça fait 29 ans ñu nekk foofu ñooñu tey boo leen bëggee jëlee foofu te amoo leneen loo leen tegal da nga leen di sonal moo tax ñuy xulloo ak waa mairie bi di jàppante ak ñoom ñu jël seeni bagage chaque jour di ko yóbbu te duñ leen ko delloo loolu nag li saafara bi nga fay def mooy da ngay fexe ba yow nga jënd foofu gis naa fa ñaari kër yu délabré wu ñaari kër yooyu ngay jënd nga mun ko raser def ko mini centre commercial di nga mën a loger les commerçants ñi nga xamante ni selon ancienneté bi te du ñu occuper mbedd mi te yow di nga mën a liggéey voirie yi dina mën a dégager on a beaucoup de mun naa ni ñun tey soo xoolee ñi nekk ci ay corniche mairie yi nekk am ay corniche ay almadi ay yooyu ñoom dañuy am ressource ñun day metti yow il faut que yow nga wutal ko sa bopp mooy tey boo xoolee bande verte bii nga xamante ni moo nekk ci diggante moo nekk HLM Grand Yoff entre l'autoroute et stade Léopold Sédar Senghor foofu noonu yàgg na mel ni la nature a horreur du vide
moo tax boo gisee ay parking auto ay ñeneen dañuy ñëw occupé ñii ñëw lal ñii lii donc foofu dafa war a nekk espace boo xam espace familial la war a nekk mën na am terrain basket mën na am terrain football mën na am ay toboggan mën nañ am espace vert boo xamante ni le week-end da ngay ànd ak sa njaboot ànd ak sa doom doxantu xoolal ñun allée bii ñu am allée Liberté 6 bi 2 voies yi nga mel ne kuy dem SAMU et autres foofu noonu mën nga commencer rond-point Liberté 6 ba suuf pont Foire di dox ak sa famille y a des bancs mu am ay bancs mu am espace vert mu am ay buvettes yu ndaw ngay doxantu ànd ak sa famille dafa neex mais loolu ñun amaguñ ko te incha allah loolu yëpp dafa bokk ci suñu ay programme ni ñuy gaaree le soir da ngay gis benn koñ kii gaare gauche kii gaare droite loolu dañ ko war a dindi dañuy waxtaan rek ni du lundi ba dimanche semaine bi tout le monde se gare à gauche ñëpp gare à gauche semaine prochaine tout le monde se gare à droite ñi nga xamante ni marchand ambulant la ñu wutal leen fu ñuy liggéey moo gën ñuy occuper trottoir yi passage piéton yi voilà. ma jàkkaarloog sama jeune dame yu ñaawul yi nii. gis ne seen t-shirt yi ñu ngi ci bind la grande coalition gëm sa bopp. pourquoi nga dem bokk ci grande coalition gëm sa bopp. parce que ñun dañu gëm suñu bopp déjà parce que gëm sa bopp moom defe naa ni ça rime avec tout le monde même boo laajoon waa Pastef sax dañuy wax dama gëm sama bopp. le Sénégalais aime dama gëm sama bopp. donc Bougane franchement wane na ni métier bi métieram la. wane na ni yàlla may na ko xam-xam ak xarañ ci côté boobu ndax bokk na ci ñi fi mujj juddu waaye slogan am gëm sa bopp dafa nekk loo xamante ni c'est international ñëpp dañu gëm seen bopp ci loolu la gëm sa bopp juddoo gëm suñu bopp ñun ñëpp ba pare li ñu lié c'est un ami nekk xarit am ay valeurs dama bëgg nit ko am jom parce que ñun dañu am jom on est parti de rien li ñu taxawal lépp ñun kenn puusuñu kenn puusuñu wéeruwuñ ci kenn ku dul yàlla donc suñu gisee ku mel noonu ami même ambition di suñu xarit ñu waxtaan ci yàgg na loolu moo tax ñu demee la grande coalition gëm sa bopp ak ñi ci àndal yépp nga xamante ni ñii c'est des politiques ñii c'est des apolitiques mais ñun dañu wax ni maire yi yëfu localité la am na ñoo xam PDS lañ nekk am ñoo xam PS am na ñoo xam APR am na ñoo xam politique gu ñu am na ñoo xam mosuñu bokk ci parti politique sama genre gi mais on a compris que ni c'est dañu war a le changement c'est maintenant loolu moo tax ñu nekk candidat demee sur la grande bannière de gëm sa bopp. yaakaar naa aussi ci comme yeneen coalition yëpp da ngeen def ay élections primaires. waaw balaa ñuy choisir le candidat en tant que tel. non fii amul loolu fii amul woon loolu. non fii même mairie bi. wax dëgg yàlla dañooy dem élection rek mais wax dëgg yàlla bu doon dëgg la rek te dëgg Grand Yoff warul am élection. dañuy jël rek jox ma ni ma am. déroulé bu doon dëgg la. bu doon Grand Yoff bu doon xooluñu intérêt personnel. bu doon candidat yi xooluñu intérêt personnel. dañuy xool li gën ci askan wi. wóor na yàlla dañ may jox rek ni ma déroulé maa xam jeunesse bi xale yi bu nu génnoon léegi di taal pëna man la ñuy woo ni ma kaay wax ci xale yi man maa mën a soppi boy yi maa jege population bi maa xam la réalité interne man maa mën a fekk kuy def naka sudul noonu ma wañaar sa loxo nga bàyyi ko. donc franchement violence bi ngay dégg agression bi à Grand Yoff minorité la Grand Yoff ay noble ñoo fi dëkk mais dañu étiqueté loolu ba tax na yéen bu ngeen di ñëw Grand Yoff sax ñun la defal ndànk moytul Grand Yoff nga jëm de xoola sa sac te pourtant que à Grand Yoff bi ngeen ñëwee léegi ay noble ngeen fi fekk parce que Grand Yoff ay noble lañ du dëgg mais tey minorité boobu noonu moom la gars yi véhiculé ba dugal ñu ci benn guuta mais tey nag un digne fils un jeune bu dëkk ci koñ bi rek moo ko mën a defar man bi may mujj fekk xale yi ñuy taal ay pneu di dàqanteeg police ñu woo ma sama yaay ni ma bul génn man ko su ma génnul du ñu arrêté bi ma génnee xale yi bàyyi li ñu def ñoom ak police ñoo wut ay ndox ñoom ak police de di ko fayandoo nit ñi di tàccu ci mbedd mi xam nga loolu kuy def loolu wax dëgg yàlla te nekkul maire kon xam nga ni kooku mën na changer mentalité nit ñi mais boo fi tegee benn maire boo xamante ni déjà li mu yor rek xamul nu mu koy def buy dugg ci koñ ñi dañ koy omat fu mu ànd day yor ay garde corps xamul les réalités ragal na moom ragal na dugg ci biir nit ñi déjà kooku ki la ragal mënu la soppi ki la ñeme rek moo la mën a affronter pour soppi la. ba léegi ñoo ngi ci biir programme bi. say biir kaddu am nga promesse de financement. oui sa programme bi boo ñu ko doon xaymal coût global bi ñaata la. non man awma limite ki bëgg defar moom wax dëgg yàlla doo am limite dafa mel na sama dundin rek
waaw tey jii man je me limite pas man Grand Yoff yéene naa ko pour man Grand Yoff a war a dàq ci àdduna bi donc man tey Grand Yoff aw ma ci benn limite noonu laay dundee ah j'ai un siège social je dépense des millions par mois quand le président de la République m'a appelé m'a reçu chez lui li ma njëkk laaj mooy fan nga jëlee looy defee lii yëpp ma ne ko yàlla waaw donc ku amul man aw ma limite j'ai pas un budget limite wala di limiter sama bopp football naa sama carrière du début à la fin sama salaire musul fekkante man si gàlle bi laa nekk ci lalu ndëstan laay tëdd sa chaque jour ma may million pour man nit ki boo jógee pour liggéey da ngay liggéey jaamu yàlla si nit ñi boo amee 10 oto benn rek nga mën dawala 10 kër benn nga mën a dëkk donc au lieu que nga koy garder dimbale ñeneen ndax keneen dimbali keneen boo bëggee société bi mën a dox quand j'ai créé un club de football je voulais que fi ma eggul sama carrière ñeneen raw ma tey ñeneen raw na parce que Mamadou Loum Ndiaye mi ngi joué Coupe d'Afrique te man j'ai pas joué une Coupe d'Afrique donc day wóor ni kon man rêve bi ma amoon yeneen xale yi nga xam maa leen yóbbu eggaleel nan ma loolu àdduna noonu la. monsieur Kébé. waxtaan bi riche na. vraiment am nañu satisfaction. merci beaucoup si suñuy question réponse yi nga joxe. merci aussi mënuñu ñëw toog ak yow. ba dem te waxtaanuñu ak yow si wàllu CAN. bi may mujjee def ak yow interview da nga ne Sénégal mérité wul sax gagné Coupe d'Afrique. gis nañ ne tamit Coupe d'Afrique bi am na nu muy doxee. léegi yow en tant que koo xamante ne ancien international la. noo ñu koy mën a jàngatale. dafa fekk ni rek foog ñu sot parce que tey Sénégal la ñu am lu ñu am Sénégal comme li ñuy wax naan le linge sale c'est lave en famille loolu rek moo tax mais tey soo xoolee football ci base bi la football local ngay njëkk dooleel pour mu war a mën a génn te nit boo bëggee dara waroo gàddu ay àq te tey Sénégal da ngay gis kii day war a am lii ñu bàyyi ko jëli kële ndax kii suma xaritu diw la wala loolu moo ñu yàqal à tous les niveaux c'est pas juste le sport suñu ñi ñu diriger sax duñu mën a dem parce que ku falu rek fal say mbokk loolu moo waral ba ñun ñi ñu jiite ses frères ses goros ses sœurs la ñu indi liñ daan bañal Abdoulaye Wade bi nga xamante ne ñaari doom la amoon sax moom xamul ay njëkkeek ay ndey dikke loolu moo gën a garaaw ndax ñee sax ay tubaab la ñu woon mais bii nag nit yu ñuul yi moom famille nombreuse la macha allah day gën a metti donc je pense que même si comme je disais quoi le Sénégal ne mérite pas de gagner la Coupe d'Afrique vu que on n'a même pas lu toll ni Sénégal amuñu sax stade donc ñi ngi defar stade pareegul waaye tey fi ñu toll nii tollatuñu ci heure boobu fi ñu toll mooy on doit se souder derrière notre équipe pour que enfin suñu équipe bi mën a indi Coupe d'Afrique dañu war a souder wu parce que tey même ki nga àndal sa xarit bu tooñee publiquement doo ko wax yaa tooñ da ngay bàyyi boo wéet ni ko ah sa waay yow yaa tooñ de donc ñun Sénégal tey foofu lañ toll dañu war a souder wu derrière suñu équipe pour def tout pour au moins ñu indi notre première CAN ndax wax dëgg yàlla nekk première nation classement FIFA te mosoo gagné Coupe d'Afrique loolu c'est une honte pour notre pays mosuñu am étoile di ñaan yàlla rek bii nekk la bonne ñëpp souder wu ñëpp jàppale équipe bi ñëpp bàyyi li leen metti waaw ku si nekk jéggal rek ak jëlale bàyyi li leen metti rek ñu souder wu derrière notre équipe parce que ndam li du doon ndamu Macky Sall parce que souvent da ngay gis bu ñu waxee ñu ni non dañuy bañ président bi gagné ko bu ko gagné day mel ni moom moo ko gagné Macky Sall daf fiy jóge le président Macky Sall dina fi jóge mais ñun équipe nationale du fi mës a jóge donc nañu bàyyi équipe bi au moins mu gagné Coupe d'Afrique mu doon ndamu Sénégal yépp du ndamu Macky Sall du ndamu ma Sàmb du ndamu ma Demba drapeau bi ak étoile bi Macky Sall fii la ko fekk daf fi jóge bàyyiwaat ko fi donc franchement man message boobu laa am bu may lancé di wax tamit wax dëgg yàlla suñu kilifa yi ngànk football bi ñu gën a góorgóorlu gën a def transparence pour wax dëgg yàlla suñu équipe bi mën a indi enfin la CAN. ñaan yàlla mu indi enfin la CAN yaakaar naa président sax bi mu leen di jox drapeau bi loolu la leen wax. bii pas soxla wuñ final coupe bi lañu soxla te ñun ñëpp en tant que sénégalais loolu la ñuy ñaan yàlla. mais est-ce que yaakaar nga ne ci phase poule bi niñ def. suñu joueurs yi ni ñu joué benn yoon kese je pense lañ dugal but. exactement encaissé wuñu. ñu ngi nii jàll nañ ci 8e de finale. mais est-ce que yaakaar nga ne niñ def ba génn ci poule bi buñ ko continuer mën nañ dem. oui parce que gis nga football phase finale bokkul ak phase de poule parce que Cameroun gis ngeen bu muy jël coupe bi dernier CAN bi mu jël phase poule yi demewul noonu après bi mu génnee premier tour la commencé franchement di jël match après match
man je pense que li ñu wanee gum nit ñi dañuy wax dalul xel mais boo xoolee jëlaguñu bii certes amaguñu équipe bu stable parce que corona bi ak blessé yi dafa tax ni équipe bi ba pare wax dëgg yàlla ñun Sénégal duñu équipe boo xamante ni depuis Aliou Cissé ñu yor équipe bi ba léegi sama grand la sama xarit la parce que footballoon naa ak moom France bi muy joué Sedan maa ngi doon joué à Guignon ou je sais pas où daje nañu ci terrain boobu mi ngi joué Sedan mais je pense que mayonnaise bi ñu bëgg daal man ku ko deful 6 ans xaw ma 5 ans du moo koy def je pense que bu ñuy wut du beau jeu du ci Aliou lañ koy amee nañu rek góorgóorlu suñu individualité génn nu si ñu jéem a dugal ay bi boo xoolee suñu équipe du ñu dóor ay score du ñu def ay attaque placée chaque match ñu changé 2-3 jours dañuy tâtonner 7 ans après donc man je pense que ni nañu góorgóorlu rek soutenir suñu équipe on a des individualités on a de très bons joueurs ñëpp pousse équipe bi mën nañ ko jël et c'est possible. tey boo doon joxe conseil moo xam ñi nekk staff bi particulièrement Aliou Cissé lan nga leen di wax CAN bi ñoo ngi ci biir expert nga ci secteur bi nga nekk. li may wax mooy tey le coup est déjà parti parce que Aliou nekk na koo xamante ni ay idéem li ma d'accordul daal racistement li ma d'accord rek mooy am nañu suñu ay doom yu mën a toog foofu nasaraan yi toog man personnellement. man est-ce que mën nga ñu ko leeralal foofu. li mooy tey ñun suñu équipe bi. dañuy am ay adjoints yoo xamante ni c'est des français ay yeneen xeet yu ñëw bokk ci équipe bi te ñun am nañ ay sénégalais yoo xamante ni foofu nasaraan si toog ñoom mën nañ fa toog man pour man li ngay wuti ci biti te nga am ay préparateur physique ay lii nii ñoom. ñun kon combien de fils on a yu jaar ay INSEP jaar fu ne ci àdduna bi mën a toog foofu gars yi toog mën a indi expertise bu tubaab yi mënul indi xam football local parce que équipe gis nga équipe nationale coupe d'Afrique bokkul ak ay coupe du monde bokkul ak championnat européen dafa am réalité li tax ñun équipe yi ñuy dajal sonal ñu te parce que ay locaux rek la ñuy daje parce que gis nga Afrique dafa am réalité dafa am benn réalité bu ci nekk boo xamante ni El Hadj Diouf loolu la ëppale woon booy yi parce que dafa football fii joué fi championnat joué nawetaan joué championnat joué fi première division soog a génn kooku bu ñibbisee day xam bokkul ak ñeneen yi nga xamante ni joué wuñu fii waaw donc man je pense que ni loolu daal lu ma je suis pas raciste mais man dama gëm man sama bopp dama gëm sama réew man pour man ñun manqué wuñu dara ba koy wuti ci biti bu ñu gëmee suñu bopp góorgóorlu dara jommuñu parce que ñoom tubaab yi duñ ko def de duñu jël suñu doom yi di leen yóbbu seen banc yi équipe de France duñu jël ay sunu doom yi di leen yóbbu foofa ñoom seen bopp la kon ñun lu tax ñu am suñu ay doom yu mën a toog foofu te duñu leen fa teg ça moom franchement du lu ma kii xanaa conseil bi ma leen di jox mooy ñu góorgóorlu rek te xam ni le coup est déjà parti léegi li ñu mën a def rek mooy nekk derrière notre équipe pour yàlla may ñu ndam. mais gis nga dirigeant yi est-ce que gis nga ci changement après CAN bi. non changement amul. est-ce que gis nga dañu war a changer ñiy coacher équipe bi. équipe bi gis nga équipe nationale. dirigeant yi il faut laisser la jeunesse bi tamit il faut que ñu jël seen courage à 2 mains man xale laa su ma nekkee candidat bokk ci élection yi dama jël sama courage je suis le seul footballeur professionnel international bu bokk ci ay élection parce que gis nga nit li nga moom boo ko jëlul ku incompétent moo koy jël di ci def li ko neex te doo ci mën dara man je suis président de club man bi ñuy voté président fédération dama voté j'étais pas là mais j'ai envoyé quelqu'un qui doit voter pour moi nit yi soo bëggee changement il faut que nga dugg dans les instances de décision ku amul club mënoo voter et il y a combien d'internationaux yoo xam ñi ngi fi bu ñu jógee ñii waaye diw moo jiite suñu football bi te nekkul woon footballeur waaw diw moom dafa am club dafa dugg ci club yi léegi club yi ñooy voter les clubs rien que les clubs amateurs il y a 300 et quelques clubs au Sénégal léegi bu ñuy kaas ñun club amateurs yi ñun xamante ni subvention l'année 1 million lan lay jox mooy benn match ñu ngay jouer di Saint-Louis di jouer di Daara di jouer di Tamba di jouer di fu ne tu dépenses plus de 30 millions l'année fédération 1 million la lay jox xam ba pare yow yaay fay stade yaay fay service d'ordre ñun à Grand Yoff on n'a pas de stade man Pikine lay recevoir wala Guédiawaye damay fay stade damay fay service d'ordre damay fay Croix-Rouge damay fay pour ñu ñëw te loolu yëpp ñun ñoo koy fay te au fond propre la donc tey ñun suñu football bi pour mu développer wu
il faut que ñi nga xamante ni c'est des sportifs ñu mën a dugg dans les instances de décision pour après ñu mën a échelonner dem ba tey jiite suñu football. Pourquoi pas regarde un Samuel Eto'o Cameroun, un Drogba qui di nekk Côte d'Ivoire bëgg ko jiite. Pourquoi pas la génération 2002 lu tax parce que amuñu ay club parce que ñoom El Hadj Diouf li ñu fi ñu waroon commencé wuñ fa loolu moo tax tey ñu nekk ni ci situation bi. On est à 72 heures pour élection locale yi ban appel ngay lancé waa Grand Yoff par rapport si élection locale yi ak li nga xamante ne moom ngay sàkku. waa Grand Yoff daal gërëm leen laa mën ak sant leen parce que tey su ma sacrifié sama àdduna rëccuwuma ko parce que tey man sama njaboot ñu ngi Europe sama taaw am na 14 ans bi ma mujjee France daf ni ma doo papa bu baax ndax yaa ngi ñu bàyyi fii dem Sénégal toog ni ma c'est quoi ton métier ni ma papa lan ngay liggéey Sénégal ma ne ko man hésité ni ko pourquoi nga laaj ma loolu mun ma lan ngay liggéey ma ne ko dama nekk sama réew rek di dimbali nit ñi mun ma yaa ngi ñu bàyyi fii dem foofu ñun tamit sa njaboot lañu xamul ni man bi ma juddoo dama doon ñaan yàlla bu ma réussir ñibbisi donc waa Grand Yoff tey jii li ma deseel te yàgg ma ko wax mooy jël ñu teg ñu ci fauteuil maire bi te loolu defe naa li koy joxe du lenn lu dul carte yi nag grande coalition gëm sa bopp la ñu demee spécimen bi bulletin bi mooy bu jaune am bande bu bleu ci kaw am loxo yi nañ ko xàmmee incha allah bu dimanche jotee na ñépp voté bu kenn tayal parce que changement bi ñu bëgg du sànni xeer moo koy def du toog di buddeewu du toog di wax dama demoon ngénte ak dama demoon takk nit ki loo nekk ci otage pendant des années ñu dem nga koy muñ pendant des années nga dem ba nga am tey opportunité pour le changer en tant que fils na ñëpp góor jigéen mag ak ndaw na ñëpp farlu incha allah le dimanche ñëpp dem voter balaa 17h ñu tàggoo gaay ñu mën leen liggéeyal pour un avenir meilleur incha allah. waxtaan bi am na solo te yaakaar naa liñ ci jàng tey bëri na je pense que lancé nga message tey boo doon am un dernier mot à nous donner lan lay doon. dernier mot bi mooy qu'on se donne rendez-vous incha allah le dimanche soir pour fêter suñu victoire mu doon victoire au Grand Yoff mu doon victoire boo xamante ni jeunesse bi soxla nañ ko mu doon victoire boo xamante ni population bi soxla nañ ko ndax xam nañ ni les autres candidats potentiel entre guillemets yi ñuy wax ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla seen xaalis lañu yor di ko joxe dëkkuñu fi yeewoowuñ fi te gox pour nga jiite ko faaw nga yeewoo fa ñi bëgg tamit cumuler ay postes yor ay postes de direction ba pare di laaj mairie da ngay am jot da ngay xam réalité bi da ngay mën a xam ni zone de captage bële yoo yi nekk Grand Yoff yëpp fa lay jóge nga wut fa saafara mën ko def centre commercial et autres suñu état civil bii nga xamante ni booy wut extrait si biti ngay taxaw nga mën ko wax dëgg yàlla defaraat wala nga jël mairie bi fi mu nekk def ko R+3 yóbbu état civil bi déplacé ko foofu nit ku bëgg këyit extrait da ngay joxe sa numéro matricule rek ñu génneel la sa extrait si saa si parce que 21e siècle tollootuñu fu ñu lay waxee demal ba semaine prochaine pour nga ñëw jël sa papier donc defe naa ni bul ainsi de suite yooyu yëpp ñu bëgg ñoom ñoo war a jël seen courage seen fulla ak seen fayda à deux mains ndax au soir du 23 janvier ñu dénk ñu Grand Yoff niñ koy waxee ñoom nañ ko continuer di ko dëggal di góorgóorlu moytu ñi nga xamante ni dañuy def achat de conscience ñoom dañu war a moytu ñi nga xamante ni dañuy def achat de conscience góorgóorlu ba motivation ak conviction bii ñu am ñu continuer ko ba au soir du 23 janvier ñu mën a ànd liggéey pour Grand Yoff bu bees ci kàttanu yàlla. donc monsieur Kébé ñoo ngi lay jaajëfal bu baax yal na la si yàlla may ndam. amiin. donc ñoo ngi doon seq ak yow waxtaan si Sen TV info donc ma bàyyi sama concert bi mu tëj waxtaan bi. wax ji am na solo te yaakaar naa nekk na ndaw bu gëm boppam. un vrai nationaliste gis naa loolu. et dal na xel vraiment. kon lii lañ leen indiloon tey ñu ñëwoon fii ci Grand Yoff seet si un des candidats muy monsieur Kébé ñu waxtaan ci lii di programme am waxtaan ci social bi muy def politique bi waaye mënuñoo ñàkk wax ak moom tamit ci CAN bi ndax il est un ancien international yaakaar naa wax ji am na njëriñ ci ñun ak yéen. est-ce que am nga satisfaction si question am Rokhaya. ah bien sûr.
ah macha allah donc baax na bàyyi ma bàyyi la nga yeggali. am naa satisfaction ci li mu wax vraiment te dal na xel kon di leen jox dig daje ci beneen yoon ak beneen invité ci beneen gox incha allah jàmm ak jàmm.